Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine di président CUDIS mooy cadre unitaire de l'islam au Sénégal ci teewaay bi maa ngi la ci sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw di leen gërëm yéen tamit yéen waa Sud FM gërëm Baye Omar seen njiit di gërëm Soxna Mariam Ndiaye. tey ñu am invité représentant wu CUDIS bi muy monsieur Cheikh le président pardon donc Cheikh Tidiane Sy ñu doon waxtaanee lii yan anam lañ ko indee teg seen mbir yooyu noonu atelier bi léegi nii ñu ngi wax ci ñoom seen position par rapport ak loolu. d'abord pour condamner taxawaay boobu nga xamante ni moom la organisme international boobu indi et ba pare ci artu bu fekkee ni état sénégalais dafa bëggoon am ay jéego yu mu bëggoon dox ci wàll boobu mu taxaw ko waaye heureusement gannaaw ñun bi ñu génnee suñu communiqué boobu ak gannaaw yeneen am na yeneen organisation islamique sax yu ci àddu ñu gis ne état du Sénégal ci boppam weddi na ministre bi d'abord lañ njëkk gis mu weddi ne loolu amul président de la République gis nañ ko aussi ci jour de l'an bi muy def janoom bi ak taskatu xabaar yi mu weddi loolu ne Sénégal kenn du ko dicté ay taxawaayam ci wàllu ni muy yaree ay doomam ay kenn du ko dicté ci wàllu woowu moo tax ñun daf daal na suñu xel waaye nag du tee ñu continuer di xool di seetlu ndax gars ñi amuñu feneen fu ñu yoreen porox ndoll yu mais n'empêche que séminaire bi am na tenir nañ ko ci 3 jours on a dit du 21 22 au 23 lañ ko tenir. waaw donc séminaire bi quoi qu'il en soit am na def nañ ko programme bi nga xamante ne ñoom bëggoon nañ ko indi pour proposer nañ ko. waaw waaye entre proposer ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk mbir mi. ñu nangu la nga proposer y a une différence. oui mais déjà man li sama problème majeur mooy que déjà le fait que lu toll noonu. mënul am fii sans que état sénégalais xam ne que ñu ngi koy defar lu toll ni UNESCO sëñ bi dafa am loo xamante ne il faut ñu bàyyi ci xel tamit xam nga loolu man sama premier souci moom foofu la commencé c'est-à-dire le fait que ñu accepter. proposition boobu noonu di am te ci biir ak si proposition yooyu noonu yéen ci renseignement yi ngeen ci am lan la woon déroulement bi lan la woon exactement pour juste ñu am idée aussi si lan lañ doon proposer en réalité parce qu'ils ont parlé de genre ils ont parlé de mbirum homosexualité ak yu demee noonu lan exactement lañ doon proposer en fait. waaw am na loo xamante ni peut-être sama dégg-dégg wala sama information du fa egg ndax ñun duñu ay jàngalekat. c'est vrai am nañu ay jàngalekat yu nekk suñu biir ñoom ñoo fa teewoon ci seen wàllu kuréel yi nga xam ñoo leen yónni woon. cadre bi ñu def ba invité leen ci ñun amuñu information boobu. tout en est-il que Sénégal xam nga nombre de li ñuy wax ni que Sénégal toujours c'est nu ñu koy woowe cadre expérimentation la ci yu bari. booy xool organisme yu lu bari lu ñu bëgg essayer ci àdduna bi wala buñ ko essayer fii ci Afrique Sénégal lañ koy njëkk a expérimenter ndax souvent am na ay xalaatkat tamit yu fi nekk yoo xamante ni seen xel màcc na ci domaine boobu ñu mën a échanger waaw aussi laboratoire la Sénégal laboratoire la boo xamante ni lu xew rek ñu yëkkati ko souvent da ngay dégg sax ci sous-région bi lu ci wàllu étude wala recherche dañu lay wax toujours demal Sénégal ndax ñoom je pense que war nañ koo def ba pare. ce que j'aimerais comprendre mooy lan est-ce que c'est l'éducation sexuelle en général lañ fa doon bëgg a waxtaanee wala beneen forme d'éducation ba mu fustiger ñëpp ba ñëpp ne déedéet lii kenn àndu. waaw foofu laay waxee ni que man am na loo xamante ni ci parce que du suñu. organisation en tant que cadre unitaire de l'islam moom la ñu invité woon. ay nit ñoo xamante ni suñu ay collaborateurs lañu ñoom la ñu invité woon ñu jox ñu information donc moo tax am na foo xam ne du ma xam dañ ci yan condition lañu créer cadre atelier boobu ba invité ci yenn ay syndicats parce que li ci ëpp solo ci la fa nekkoon ci ay enseignants lañu woon. ñu nekk ci ay syndicats d'enseignement wala ay kuréel yoo nga xamante ni ñu ngi wekku ci affaire u jàngale. ñun suñu organisation bu gën a yaatu loolu la moo tax peut-être ñun duñu impliqué directement ci yu mel noonu. mais yéen am ngeen loo ñu ci jot a wax am na seen xalaat boo ñu ci jot a wax man seen xalaat laa ci gën a bëgg a xam daal loo leen ci xalaat ndax war nañ ko mën a appliquer fii ci Sénégal ou pas. mu la xam ko kay mënul a nekk parce que ñun looloo tax sax ñu jóg. d'abord li la jaaxal moo ci njëkk a jaaxal mooy lu tax d'abord ñu indi ko Sénégal loolu
benn xalaat la boo xamante ni ñun dafa xaw a lëmbe suñu bopp. dafa pare ñu am ci mbetteel tamit. ndax xalaatuñu woon ni que am na ay wax yu mel noonu wala ay xalaat yu mel noonu yoo xamante ni nit ñaa ngi koy ruumandaat pour mën koo indi ci Sénégal. donc ñun mbetteel la nekk ci ñun. moo tax may wax sànq dafa war a laaj vigilance ndax la indi loolu ba mu boobu fii te kenn yëwu ko. bu ñu ci nasaxee mën nañu continuer di ko jaarale ci yeneen i porox ndol ba dugal fi loo xamante ni dinañu bett ci yeneen i fa anam. donc ñun tey moo tax ñu jóg taxaw d'abord fustigé ko ndax communiqué bi nga gis cadre unitaire génne ko dafa condamné d'abord loolu. ñun du ñu nangu d'abord kenn di fi ñëw di ñu wax anam bi nga xamante ni moom la ñu war a jàngale suñuy doom surtout nag ci domaine bu sensible boo xamante ni dafa am lu ko ëmb ci suñu ni ko su ko di diine taxawee. ñaareel bi ñu ne kat du ñu yam rek ci artu wala condamné dañuy am taxawaay léegi ne taxaw tem di xool yan yi porox ndool lay organisation yooyu mën a jaaraat pour mën a indiwaat affaire bi et puis kon nag di artu ñi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi ndax aussi duñ leen bàyyi ba tey ci peut-être président Macky Sall moo fi nekk nee na moom tant que mi ngi fi loolu du fi dugg. mais bu fekkee ne bàyyi nañu suñuy loxo bu fi keneen ñëwaatee it mën nañoo jaaraat ci yeneen i porox ndool pour mën a indiwaat loolu moo tax tey organisation islamique yi société civile organisation parents d'élèves yi mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi ci wàllu éducation mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu defaraat suñu ay valeurs war nañu am booloo seen xalaat xool naka la ñuy mën a ñagee parce que mbir mi léegi problème mu ñag la ñagee éducation bi ba la ñu ciy jaarale ñu mën a nekk loo xamante ni suñu ay valeurs lay doon nekk suñu ay kii parce que Sénégal booy xool éducation bi bii nga xam moom la ñuy jàngale tey du émanation société bi éducation bi ñuy jàngale tey il faut ñu xam ni que émanation coloniale la woon. ñu bi colonisation bi jeexee am na benn mag bu baax ba ko waxoon daal ne tubaab yu ñuul yi ñoo remplacer tubaab yu weex yi. ñu continuer ko ci anam boo xamante ni day peut-être sax gën a renforcer la nga taxaw la ko taxaw na jóg ndax éducation bi fi amoon temps colon yi du woon pour def ci ñun ay ñu nekk ay sénégalais dafa bëggoon ñu nekk ay tubaab assimilation boobu ñu daan wax. mais aussi intérêt yi nga xamante mooy intérêt wu tubaab bi ñu koy continuer di ko protéger. loolu moo taxoon na jóg éducation bi alors que réew mu nekk da nga war a tëggaat sa éducation ba nga xamante ne yow c'est ay propre objectif wala propre nit ñi nga xamante moom nga bëgg bu li maanaam nouveau type de sénégalais. mais ñun dañu war a xool nouveau type de sénégalais bi nga xamante ni moom la ñu bëgg tëggaat ngir mën koo def fa tabaarkalla kon loolu moo tax tey ñun war nañu en tant que société civile en tant que organisation war nañu booloowaat suñu xalaat pour xam amoon na fi les assises de l'éducation wax nañ ko fi amoon na fi ba der nam si yàlla si indi woon école nouvelle mais ba léegi am na lu des ci ni war a tëggaatee enseignement ba yii nga xamante ne ay jafe-jafe la yii nga xamante ne ay bees la yoo xamante ne dañ koy jëlee ci yeneen i réew di ko fi indi ay valeurs yoo xamante ne bokkul ak suñuy valeur ñu koy indi te duñ ko yëg te loolu ñàkk ko rek mooy mën te ñàkk boobu ni ñu ko mën a defee mooy ñu booloo nekk boole suñu xalaat ngir mën a am benn forme d'éducation boo xam dina correspondre ak ñun valeurs yi nga xam moom la ñu bëgg suñu ay doom am. mais ci l'islam lan la ci wax est-ce que am na âge boo xam ne war ou bien est-ce que l'islam am na lu mu prévoir pour comme lu ñu koy waxee. pour aller direct éducation sexuelle est-ce que am na l'islam lu mu ci wax et. waaw il faut ñu mais Aziz avant ñuy egg ci loolu il faut mu am benn point boo xam ne il faut ñu wax ko mu leer xam nga depuis tout à l'heure on en parle mais egguñu ci biir wax ji et je pense que c'est quand même important que ñiy déglu ñi mën a xam lan moo tax ñu indi thème boobu noonu thème mu éducation sexuelle bi c'est-à-dire am na ay éléments yu ñu wax ci biir atelier boobu noonu. yi tax nit ñi non dafa ne mënul wax ci biir wax ji ba mu leer parce que seen collaborateurs yi ñoom ñi fa nekkoon ñoo mën a wax ci la mais j'aimerais bien parce que c'est sûr que seen collaborateurs yi fa nekkoon ñu ngi xam nañu exactement lan lañ doon waxtaanee foofu donc ce serait bien que auditeurs yi déglu ñu xam exactement li tax mu am refus
catégorique boobu noonu parce que lan la ñu laal ak yan domaine la ñu laal ba nga xamante ne parce que éducation sexuelle je pense que ñun ñëpp en tant que parents on éduque sexuellement quelque part suñu ay njaboot ndax booy wax sa doom bul defee nii jigéen day def nii par exemple sa doom bu jigéen nga ne ko keppal say tànk booy jigéen booy toog da ngay def noonu loolu yooyu yëpp ay forme d'éducation sexuelle la moo tax ma laaj ko dans l'islam lan la ci wax ñu bàyyi ko ñu doon ci moo tax ñu doon diine la tamit lan la ci wax il faut xamoon ñu xool lan mooy éducation sexuelle parce que je pense que ñu ko ñun déggee ci wàllu diine ak peut-être tubaab bi ni ñu koy déggee léeg-léeg day am ay lu waroo bu fekkee ne éducation sexuelle mooy jàngale bi ñuy jàngale te loolu day am ci diine les aspects de la reproduction maanaam naka la nit di juddoo naka la góor ak jigéen bu naka la ñuy seqee ba nit judd boo demee ci diine bu ñu lay jàngal ay laxdar yu yenn téere fiq yi dañ lay jàngal ba sax façon ndox bi nga xam ne moom la nit di góor ki di génne ne la ndox bu weexee wala mu liddeeku nii la bu fekkee ni donc am na une forme d'éducation boo xamante ni ñi ngi koy jàngale sax ba ci daara yi boo xamante ni dañ koy wax nit ki kuy jàng purification li ñuy wax laab kuy la jàngal laab rek dañuy jàngal éducation sexuelle bu fekkee ne loolu éducation sexuelle la maanaam lan mooy toj sa njàpp lan mooy ban liquide bu génnee mooy toj sa njàpp et cetera yooyu dañ koy jàngal jigéen bi tamit dañ koy jàngal ci affaire règle bu gisee règle naka la war a comporter woo ci diine donc loolu am na éducation boo xam ne diine jàngale na ko nit ñi ngi koy pratiquer te bokkul ak peut-être l'éducation à l'orientation sexuelle man damay def différence entre éducation sexuelle bi nga xamante ni ñi ngi koy jàngale ci diine te loolu ci reproduction la moom la ñuy jàngale ci école yi xam nañ ni que pour nit judd il faut mu am benn spermatozoïde ak benn ovule bu dajee et cetera xam nañ période de règle jigéen ba ñaata fan la jigéen ba ban âge lay commencer mën a am ba mën a procréer fi ñuy wax muskallaf ci bu dee wàllu diine góor fan lay toll ba am mu nekk mukallaf et cetera et cetera yooyu ay forme d'éducation sexuelle loo xam boo demee ci diine ñu ngi ko fay fekk mais bu fekkee nag éducation sexuelle mooy li ñuy woy léegi man xam nga moo sax lu muy sëñ fa mooy genre ay ndax da ngaa war a nekk góor wala da ngaa war a nekk jigéen wala da ngaa war a nekk ci diggante bi est-ce que kii nekk koo xamante ni du góor du jigéen loolu lañ ko war a tuddee wala nga nekk góor am ay penchant wu jigéen ñu ne war ngaa mën a choisir sa sexe loolu pour man éducation à l'orientation sexuelle bokkul ak dara lii nga xamante ni ñun moom la ñuy tëddee te nag éducation boobu ñi ngi koy jéem a dugal ci réew mi depuis des années. te loolu moo doon thème bi donc. moom laa yaakaar parce que di tax toole bi yëpp jóg am na ci en tout cas loo xamante ni ci loolu la jëmoon maanaam indi mbirum genre ci mbir mi am na ñu naan ma non genre dara nekku ci xaw ma lan man góor ak jigéen daal laa xam. xaw ma lu nekk ci diggante bi xaw ma yàlla mooy sàkk doomu aadama mu judd nekk góor. wala mu sàkk doomu aadama mu judd nekk jigéen léeg-léeg mu am accident mu am ku judd nekk ci diggante góor ak jigéen maanaam am ñaari awra loolu dinay am mais loolu accident la kooku ku feebar la dañ koo war a faj yóbbu ko faj ko soit bu fekkee ni góor moo ëpp ci moom ñu faj ko mu nekk góor bu fekkee ni jigéen moo ëpp ci moom ñu faj ko mu nekk jigéen man loolu laa xam waaye nag nekk ci diggante góor ak jigéen moom loolu xaw ma ban façon jàngat alors tey bu fekkee ni nag ñoom ñi ngi def ay tentatives di fi indi li ñuy woowee ay LGBTQ xaw ma nga xamante ni dañ naan que dañuy accepter léegi nekk nit ki bu juddoo wala boog buy màgg moom mooy choisir ban orientation ci wàllu góor ak jigéen ñi la war a jox boppam. yàlla mën na def nga nekk góor nga ni man jigéen laa bëgg a doon wala yàlla def la nga nekk jigéen nga ni man góor laa bëgg a doon wala sax nga ni man mën naa li ñuy wax ay famille boo xamante ni ay góor kese ñoo koy seex wala famille boo xam ne ñaari jigéen ñoo koy seex. ñu may leen ñu mën a am ay doom yar ci ay doom ñoom bu fekkee ne dafa dëppoo ak seeni façon. te sax pour man nature humaine nanguwu ko. li que ñoom ñoo am seen ay déviance par rapport ak nature humaine ba am seen taxawaay mais loolu ñoom la engagé. mais est-ce que xalaatu leen ne par exemple comme que état bi dem na ba instauré génne sexe def genre est-ce que xalaatu leen ne dañu dem ba
instauré leneen loo xam ne nag wax dëgg neex yàlla mooy li ngeen di bañ fu mu ne nii. bon bu fekkee ni woon sax bon loolu tamit xalaat la boo xamante war nañ ci moo tax may wax ñàkk bi nga xam war nañoo ñàkk mbir mi. am na benn professeur bu mën a dégg mu doon wax mu ne saay yi bu ñu bëggee instauré benn affaire ñoom c'est à long terme ça veut dire que dañuy proposer 10 ñoom benn bu ci jàllee rek. ça veut dire que baax na quoi ça veut dire que moo tax ma ne est-ce que vous êtes très vigilant pour on est conscient ci façon boobu nga xamante ni dañ ñu ciy invité souvent dañuy invité daaw rek invité nañ daaw wala daaw jik invité nañ ñu ci benn waxtaan bu amoon fële ca Bruxelles Union européenne ñu tudd ci dignité humaine lañ ko tuddee waxtaan bi ci dignité humaine la tegu woon mais dignité humaine boobu dañ la ciy woo waxtaan la ci tey nga toog at ñu envoyé la benn mémorandum wala benn traité wala benn déclaration ne la dañoo bëggoon yéen seen organisation ngeen signé ko yow loo xam lan la loolu di wund xam nga tey rek maa ngi ciy waxtaan suñu secrétaire général cas bu mel noonu am na. ah oui pour dire que ñoom ay prox ndol la ñu yore wala ñu financer indi ay financement teg ko ci benn façon. ne la waaye ñun amuñu benn problème ci sa affaire diine bu fekkee li ngeen di wax dëppoo na ak diine y a pas de problème nañ jox seen financement nga dem ba ci biir ñun la ñu bëgg orienter léegi say activité par rapport ak financement boobu yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xamante ni ñëpp dañu war a vigilant conscient ni que organisation yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew nga xamante ni tey dañ nañ sax ba léegi sur le plan économique am nañu ay crédits yoo xamante ni pour nga mën koo am en tant que état dañ lay accepter loo nga signer la reconnaissance de ces déviances LBGQT. Mais vous pensez pas que en fait en réalité on s'y prend un peu tard mooy que dañ ko yéex a di commencer di wax sax di fustiger di éducation sexuelle bi nga xamante ne moom la ñu proposé il y a pas longtemps ci mbirum jàngale ci suñu doom yi leneen la rek lu feeñ tey mais le problème de genre mais depuis des années léegi si lépp loo xamante ne c'est administratif même naka lañ koy waxee ministère de la femme de l'enfant et des genres moo am léegi donc loolu am na depuis des années te boobu ba tey kenn réagiru ci en quelque sorte am na sama jigéen Fatou Sow Sarr bi nga xamante ni mooy ci suñu cadre la bokk mooy trésorier u CUDIS liggéey na lu bari ci wàllu woowu peut-être moom dina ci am ay réponses yu gën a dëgër samay réponses mais man li ma gis ci mbirum genre mooy dañ koy njëkk di indi dañ ko jëloon ci wàllu gën a dëgëral jigéen ci société man noonu laa ko gisee woon au départ donc dañoo considéré woon genre jigéen bu gën a dëgër daal non dama ni dañ ko indi ngir mën a méngale góor ak jigéen que gën a mën a jox gëdd jigéen ci société man noonu laa ko gisee woon au départ ci parce que bu njëkk da nga daan gis les filles à l'école ak yooyu yëpp ci affaire genre lañ ko jaarale woon ñu ba mën a fexe ba góor ki ak jigéen gi mën a am même dayoo ci société bi donte nag loolu am na ay rëq-rëq yu ci am ndax au lieu ñu wax égalité au lieu ñu wax équité maanaam ku nekk am comment dire sa dayoo ci société bi par rapport ak apport bi nga mën a indi ci société bi waaye am na ba am ay toute déviance ay égalité lañ ko indi woon maanaam góor ak jigéen tolloo yooyu yëpp ay déviance la woon yoo xamante ni suñu société ñun mën na ko gérer ndax tey man xam na ay jigéen yoo xamante ni ci Sénégal soo leen waxee égalité entre l'homme et la femme ñun la non ñun réclame muñu égalité entre homme et femme mais boo demee ay Europe foofu lañ koy réclamer boo demee ci yenn pays scandinaves aussi dañ koy réclamer mais ñun heureusement Sénégal loolu mooy suñu avantage dañu am ay ressorts yoo xamante ni suñu ay valeurs islamiques moo ñu ko jox suñu ay valeurs religieuses sax laay wax globalement moo ñu ko jox ba tax na yu bari yoo xam day jóge bitim réew su fi ñëwee dina ressort yooyu ci la ñuy sukkandiku ngir mën koo xeex ba yàq bi mu waroon a yàq ci biir société bi du fa egg c'est vrai léeg-léeg mu am ay porox ndool yu mu jaar wax naa ko sànq mais vigilance bi du ci homme religieux yi kese ci société bi yëpp la te loolu pour ñu mën a am vigilance bu taxaw dëgg-dëgg il faut que nit ñi mën a boroom xam-xam yi xalaat système d'enseignement boo xamante ni lépp loo xamante ni bokkul ci suñu ay valeurs dina ko ñàkk ba du jege si te loolu nag travail de longue haleine la maanaam du nekk loo xamante ni il faut que état yi suñu état yi nga xamante ni ñoo ñu ŋànk mooy suñu homme politique yi ñu jàppale ñu ci ba
du ñu signer n'importe quel traité parce que lu ci ëpp ci traité yi ñuy signer foofu lay commencer da ngay dem Nations Unies tey ñu indi benn traité bu bees daal ne waa foog pays yëpp ratifier ko bu ko defee yow soo fekkee ni xamoo la mu wundu wala boog ña ko sos la taxawoon ñu indi ko yow nga signer ñu xëy suba ne la waaw léegi comme signé nga traité bi pour mën a il faut que nga accepter nangam ci sa biir système éducatif wala nangam ci sa biir ci diggante góor ak jigéen ñi boo demee ba bañati ñu xool sur le plan économique parce que xam nañ ni foofu la suñu ay doole gën a tuute. ñu ne suñu plan économique pour nga mën a am tel anam wala pour nga am tel crédit il faut que nga mën a wala nga bénéficier wu tel fonds il faut que nga accepter yenn taxawaay ci wàllu yooyu. alors déviance yooyu yëpp il faut que suñu société yi ñu instaurer ko damay wax sax du nekk loo xamante ne sax du nekk sañ-sañu président de la République mais au niveau constitutionnel dafa am loo xam ne dañ ko war a taxawal. amoon na fii il y a quelques années bi ñuy def suñu référendum xam nga amoon na bi ñuy waxee les droits nouveaux. am na ñu njortoon ni droits nouveaux yooyu mooy droit wu ñi ngi waaye borom ñaari tur yi. mais biñ ci jooxee ba xeex ko dañu reculer daal di ne nee na droit nouveau yi kat bon ñi nekkoon ci état bi en tout cas wala boog ñi nekkoon pour le oui au référendum en tout cas expliquer nañu droit nouveau yooyu jëmul ci wàllu woowu. toujours en est-il que rek les religieux les membres de la société civile ñëpp nga xamante ne seen xel dafa jëm ci wàllu éducation war nañuy chaque fois di anticiper parce que loolu mooy rôle scientifique bi dafa war di anticiper par la prospective ba lépp loo xamante ni dafa war a ñëw ci société am fii ak 10 ans fii ak 20 ans mu xool nan la ko ñage wala boog mu am taxawaay boo xamante ni dina mën a faagaagal loolu du dugg ci biir société. sëñ bi man ci loolu laa bëggoon wax sax parce que éducation bi ce n'est pas uniquement à l'école ou bien dans les établissements scolaires et tout cela mais éducation bi aussi c'est les médias c'est la télé c'est la radio tout cela te est-ce que yéen na ngi veiller ci loolu yëpp parce que comme nu mu ko waxee ñoom c'est des éducateurs aussi télé yi éducateurs nañu et lu ñuy gis ci télé yi aussi tamit mooy loolu tamit. waaw dafa wax lu am solo mooy yi nga xamante ay agression la. jëm ci société bi jëm ci suñu ay doom muy jóge ci médias yi jóge ci réseaux sociaux yi jóge ci li ñuy gis ci mbedd bi loolu nag dafay laajaat aussi jàngat ndax éducation sexuelle dafa nekk lu xaw a diis ci bu fekkee ni parent bi nekk na ci société boo xamante ni dafay confronté wu ak yenn jafe-jafe yi ci wàllu yi ma wax léegi médias yi di agressé suñu ay doom nga war a nag léegi ñàkk sa ay doom ba loolu du leen faagaagal wax na dëgg am na loo xamante ne rôle état la d'abord état par rapport ak li nga xamante ne mooy suñu ay ni ñu bëgg ñun yare suñu ay doom war na leen ñagal ba lu bari loo xamante ni daanul egg ci xale yi léegi di fa egg. dafa am benn maa ngi koy déglu benn jour rek bërki démb rek xaw ma kan laa ci benn émission kenn koo daan def affaire film wala affaire théâtre yu njëkk yi di wax ni ñoom bu ñu yóbbu woon seen théâtre bu njëkk RTS boobu benn télé rek moo fi nekkoon. nee na dafa amoon koo xamante ni leen rek moo doon métier am mooy dagg seen yëpp nga xamante ni dafay xaw a woroo ak li nga xamante ni moom la xale yi war a gis. tey ñi nga xam ne dañuy tourner ay film boo waxee ñun la waaw société bi léegi moo mel noonu mais lan moo indi société bu mel noonu c'est parce que dañu bàyyi yu bari yu mel noonu di law ci société bi jaare ci yeneen réseau jaare ci yeneen i média ba ñu banaliser li nga xamante ni mooy mbirum sexualité. tey kon parent d'élève bi nga xamante ne danaan am wala parent sax lay wax nga xam ne danaan am problème pour wax. sexe ndax daf moo bu xaw a diis la nga bëgg ko wax ak sa doom. du ma nag spécial de l'éducation dama ci wax ma li ma ci xalaat rek. dina diis lool pour que parent bi mën a wax ak doomam ci wàllu woowu ci société boo xamante ni dafa am ay déviance yoo xamante ni dugg na ci biir nit ñi ba tey ñu banaliser sexe boobu. ma am ci benn exemple rek boo xam ne dama koy lire fan yi rek ñu ne. boo gisee dëkk bu mel ni Angleterre bi ñu dugalee éducation sexuelle dans ci 20 dernières années yi ci seen jàngal les taux de grossesse ci jigéen ñi dafa jóge de 1000 dem ba 20 000 pour dire que ñoom seen société lan la leen jàngal
dafa ni naa banaliser comme kii munu nekk na ci société boo xam ne léegi sexe dañ ko banaliser par force xale bi dina ko gis on dit que un enfant peut être confronté à 10 000 scènes obscènes dans l'année. ñu ne kon comme léegi dafa banal nañu bàyyi léegi xale bi nañ ko jàngal léegi naka la koy defee te du gaañu. au lieu que ñu xool bu fekkee ñun nga xam ne dañu nekk ay jullit nekk ay wala sax bu nekkuñu sax parce que église sax dafa tere le rapport sexuel avant hors mariage. ñu ne au lieu que ñu tere nit ki wax ko ne ko abstinence par exemple moom mooy le premier moyen de contraception. ñu ne comme léegi il est confronté de manière léegi foo toll ñu ngi waxi sexe nañ ko jox léegi jumtukaay yi nga xamante ne moo koy tax mu gën a mën a def sexe te du mën a te du ci gaañu. ñu ne ñun am nañ ci beneen jàngat dañu war a ñun ñàkk suñu société ba nga xamante ne xale yi am na loo xamante ni daal waroon na egsi ci ñoom du egsi ci ñoom yombul nag wax nañ ko xale ki nekk léegi ci rajo bi wax na ko amatuñu contrôle ci suñu ay médias amatuñu contrôle ci suñu ay réseaux sociaux léegi xale bi day nekk ci biir néegam yore smartphone am mais di mën a seetaan la nekk ca États-Unis kooku bu fekkee ni que yow jiituwoo ci moom ci biir xelam ba mën a koo ñàkk ba nga xamante ni du am même xalaat ba mu am ba européen bi am wala américain bi am yow da ngay nekk ci benn situation de danger ndax da ngay xëy suba rek yow nga ku nekk ci biir kër gi ñu naan xamul dara ñu xëy suba rek ëmb. ñu naan waa kii naka la def ba ëmb fan la jaar fekk na moom am na ay fenêtres yu nekk ci biir kër gi yoo xamante ne dañoo koy permettre mu gis loolu te yow doo ko yëg bu njëkk da nga daan xëy suba tëj sa biir kër ne xale yi kenn du génn ni paa yi ñu naan wooye pa allemand waay na mais est-ce que yéen am na benn solution boo xam ne mun ngeen ko proposer ba nga xam ne nit yi léegi mu déviance boobu am mu gars yi ñu mun a def ba dellu siwaat leen ci raay bi daal. waaw moo tax sànq ma wax ni il faut que ñu toogaat borom xam-xam yi toogaat jàngaat ndax bu njëkk lu ñaaw daana ko gis amoo woon occasion gis lu ñaaw parce que télévision ak médias yi demewuñu woon ni mu demee léegi. mais léegi daf lay agressé ba ci sa biir néeg wax naa ko léegi daf lay agressé ba ci sa biir salon da ngay toog sa ay doom di seetaan film sax léegi-léeg mu am scène yoo xamante ni daf lay agressé yow sa bopp. kon il faut que aussi ñu amaat beneen façon taxawaay ndax parent d'élève bi nga xamante ni wala parent bi nga xamante ni mi ngi am kersa ngir mën a waxtaan ak doomam ci wàllu woowu du tee doomam mi ngi gis mbir mi. su ko bàyyee mën na am mu indi ay jafe-jafe kon parent boobu day am responsabilité d'abord léegi mu jël ay jumtuwaayam ngir mën a orienter doomam ci li nga xamante moom ay valeur am wan ko ni ko kat lii ngay gis nii baaxul wala boog lii nga xamante ni mën nga koo gisee feneen ci sama à mon insu baaxul jox ko yoon bu baax bi kooku éducation ci biir famille bi d'abord lay commencer su fekkee ne mënoo ko ndax kersa ndax léeg-léeg mu am ay jafe-jafe góor du mën a wax ak doomam ni mu en tout cas ci anam boo xamante ni ndax kersa bu mu am ci suñu société ni ñu tëggee il faut que état bi wala boog borom xam-xam yi xool naka la ñuy mën a fexe ba ci éducation yi enseignement yi ñuy joxe ci biir école yi ñu fexe ba non pas dans le but di wax ni que lii kat dañ leen libérer ngir ngeen mën a def lu leen neex mais ñu wax leen ni kat yoon bii ñee jël baaxul yoon bi nga xamante ni moom lañu suñu diine tegal muy nga moytu loolu nga xamante ni mooy li ñu tudde léegi en tout cas jaxasoo bi nga xam ne moom la ñuy jaxasoo entre góor ak jigéen boo demee tey ci école yi léeg-léeg nga gis ci ay scènes yoo xamante ne ay yoo xam ne dañu la koy dégg wala ñu la koy rapporter xalaatoo ni waroon naa mën a am ci école ñun suñu école ba ñuy jàng xam nga am na loo xam ne kenn sañu ko woon def ci biir école léegi ngay dégg xale yi def yenn scènes yi loolu parce que ci biir école bi sax dañ leen a permettre yenn ñaawteef yi donc il faut ñu xoolaat ci suñu enseignement ñun naka la ñuy mën a dugalee l'enseignement moral parce que dootul nekk enseignement sexuel wala enseignement à l'orientation déedéet day nekk enseignement moral ñu wax kat jàngal xale bi lan mooy lu baax ak lan mooy lu bon ba pare nag di ko ñaax ci lu baax loolu mooy indi xale bi bu nga demee ba war a nekk ci situation ba dafa parce que aussi day màgg dafa war a tànn bu tànnee bu demee bay muskàllaf di tànn dina xam ni kat même bu defee lu bon it xam na ni lii lu bon la ba pare du ko sañ a fësal ndax nit la
nit mën na def ñaawteef waaye li gën a bon ci nit ki mooy mu def ñaawteef ba pare sañ koo def sañ koo wane sañ koo wane sañ koo wax te loolu ngay gis ci réew mi léegi da nga gis koo xamante ni day def ñaawteef ba pare sañ koo wane sañ koo wax te loolu mooy tax muy dem ba banaliser wu ci société bi kon war nañu mën a jàngalaatal suñuy doom ba nga xamante ni orientation morale ba ñu leen di jox day même bu defee lu ñaaw sax dina ne kat yeddaat boppam wala bu wéetee ci conscience am mu yedd ne man kat ndekete lii ma def baaxul waaye bu fekkee ne dañ koy def ni ñëpp dañ koy def rek kon baax na day lii dal tubaab moo ñu dal dem ba nga xamante ñoom seen bopp tey nekk nañ situation wax mënutuñoo delluwaat gannaaw tey li may wax toujours ne crise spirituelle moo am Occident crise spirituelle boobu la moo la ko indil mooy banaliser jëf ju ñaaw ay banaliser ay ñaawte ba pare di ko fësal ñun am nañu chance ba am na loo xamante ni donte am na ay rëcc-rëcc yu fi am mais am na loo xamante ni tey kenn ñaanul yàlla en tout cas ñu xamal la ko am na loo xamante ni bu ko nit defee ñaanul yàlla ñu xamal la ko alors que tubaab bi tey da nga gis ñaar ñoo xamante ni ñu ngi dëkk te am sëyuñu loolu li ñuy wax concubinage lu banal la léegi ñoom dañ ko banaliser tey jii yàlla may nañ tey même nit ci ko doon def fii Sénégal tamit di nga xam tuuti kersa pour def ko donc il faut que nit ñi nga xamante ni dañuy am ay orientation déviante ñooñu conscient ni que loolu ñuy def kat mënul nekk règle ci suñu société mënul nekk loo xam dañ ko war a banaliser suñu société bu ko defee xale yi ñëw ci gannaaw ku ci gis di nga am kersa maanaam le mot kersa la di nga am kersa ngir poser yenn actes yi ba loolu dina mën a wàññeeku progressivement suñu société te loolu fi ñu ko mën a jaarale mooy wax naa ko sànq mooy ci enseignement bi il faut que dans l'enseignement moral bu njëkk dañ daan def enseignement civique ba léegi sax am na éducation civique et morale mais ci éducation civique et morale boobu ñu dugal ci les préceptes de l'islam man je pense que tey war nañoo mën a jël li nga xamante ni wax naa ko sànq au lieu que ngay wax xale bi ne ko boo bëggul am doom da ngay wuti les moyens de préservatif yi nga xamante moom mooy les contraceptifs yi nga xam moom la ñu am nga ne ko boo bëggul am doom da ngay muñ boo bëggul am doom boo mënul la muñ nga woor et cetera c'est-à-dire que am na ay taxawaay yoo xamante ni diine indi na ko ay moyens yoo xam ne diine indi na ko ba boo ko ñaaxee ci boppu xale bi mën na ne kat man su ma demee ba war a toll ci lii am naa moyen boo xam ne su ma ko defee du ma egg ci ñaawteef boobu mais soo ko boo ko yombalee ne ko waaw comme affaire bi léegi banaan na la neex def day dem ca nañ ko waxee ña ko gis ci tubaab bi mu roy loolu. La responsabilité ñëpp ko partagé aussi maintenant les familles da ngay dem ci benn kër ñëpp am seen télé c'est-à-dire xale yi dañu am seen télé parents yi dañu am seen télé tu vois donc on n'a plus le moyen de contrôler et puis aussi da ngay gis xale bu tuuti boo xam ne peut-être 7 ans la am 8 ans nga jox ko smartphone donc wala boo ko joxul smartphone téléphone yaa ngi ko jox tablette donc mun na am accès à l'internet et tout cela et il y a pas un moyen de contrôle est-ce que du ñu jéem a xalaataat nu ñuy valeurs yi est-ce que dellusiwaat ñu ñaaxaat xale yi ci valeur parce que aussi même les occidentaux ils ont ce problème là ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy casse ne que vraiment xale yi perte nañu seen valeur parce que ñoom sax dañu am ce problème là ce problème pour éduquer seeni doom parce que fu mu nekk nii état yi ou bien yenn organismes yi ou bien yenn comme ni ñu koy waxee rek ñooy nekk di dévier les enfants dévier la population et à quel but on ne sait pas peut-être que am na lu ñu ci jublu mais aussi tamit il faudrait que ñun ñu conscient de cela et puis di gën a mën a sensibiliser nit yi comme man ni ma ko waxee man je suis quelqu'un boo xam ne je suis très strict mes enfants ma fille aînée a eu son premier téléphone quand elle a eu sa licence laa wax de licence xam nga ban at la ñaata at ngay am ci la am premier téléphone am te ñëpp bari wax nañu ma ne non mais bu mu amee licence am ci laa ko jox téléphone xam nga kooku am na maturité boo xam ne xam na ñaax nga ci dès le départ wax ko yan danger moo ci am et tout cela te mag la léegi donc dina mën a def attention et tout cela donc il faudrait que aussi pareil jël seen responsabilité parce que léegi dafa mel ni xale yi ñoo ñu jiital au lieu que ñu jiital xale yi mais xale yi ñoo ñu jiital bon ba seen dañuy topp seen bànneex ba après ñu lor ñu lool la. Aziz est-ce que tamit du aussi que dañoo jël rôle yi nga xamante ne à la base moo ŋànkoon éducation ñu dindi ko.
parce que quand on parle d'égalité d'hommes et de femmes foofu la je pense que le mbir mi commencé di faussé boo seetee tuuti parce que à la base éducation dafa émendroon lu dafa jàppoon lu bëri ci ndey ji nga xamante ne moom mooy nekk ci biir kër di éduquer ay doomam léegi boo gisee ne que yaay bu xëyee dem papa bu xëyee dem ñoom ñaar ñëpp war a wuti ji dara est-ce que loolu bokkul ci tamit après léegi forcément xale bi foog nga wutal occupation mooy nga koy jox ay smartphone ak i tablette yi ñoomin seen loolu tam est-ce que bokkul ci li indi tey li faussé donne éducation en général. Aziz dafa wax lu am solo léegi mooy valeurs yi nga xamante ni moom la ñu war a transmettre suñu ay doom. wax nga ko bu njëkk balaa nga daan génn ci kër gi sax dem école valeurs yu bari inculqué woon nañ la ko. ba sax bu ñu demaan école yi dañ daan xàmmee ñi ñuy yar bu baax seen kër. ak ñi ñuy yarul seen baax seen kër prof maîtres yi en tout cas daan nañ ko seetlu. Première source d'éducation boobu buy am ci xale bi normalement famille bi la au sein de la famille mais avec la déstructuration de la famille les familles monoparentales ñi nga xamante ni famille boo xam benn nit moo ci nekk ak divorce yu bari yenn famille yi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw ñu war a xëy suba ku nekk dem wuti yooyu moo indi ay jafe-jafe ci biir famille yi ba day jox temps xale bi mu mën a xooli leneen. jàngee feneen. li ñu ko daan wax bu njëkk bàjjen yi daan nekk ci biir kër yi amatul maam yi daan nekk ci biir kër gi dañ naa sa maam da daan yàq xel ndax doom waaye. am na lu mu ko daan dugal. ci boppam ba ci en terme de valeur xale bi dina am lu bari loo xamante ne dina ko am ay armes yoo xamante ne bala muy affronter société bi dina ko am. léegi nag problème bi am mooy amuñu ay substitut amuñu ay lu ñu remplacer. yooyu nga xamante ne ay jaaruwaay la woon te loolu su amee société bu mu am. état mooy ñëw nekk mooy ñëw substitué wu ci loolu mais loolu day fekk mu nekk état boo xamante ni tamit il est conscient na ci rôle am bi nga xamante moom la war a am ci wàllu éducation am na loo xamante ni c'est vrai àdduna day dox bu doxee nit ñi dañu war a ànd ak moom ci seeni façon mais aussi boroom xam-xam yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy xalaat ngir wàllu éducation war nañu mën a jàppale état bi gunge état bi tamit nangu ko ndax maa ngi koy wax rek toujours ñun suñu manuel bi nga xamante ne ñu ngi ciy liggéey depuis 2 ans pour rencontrer ministre de l'éducation nationale rek ça nous a pris quasiment 2 ans. ba pour dire que. parfois ñoom boo moytul conférence ba ne ñu def seen atelier boobu noonu en même pas une semaine d'accord accepté nañ leen ko. ñun ñoo jël suñu xaalis bopp. doy na waar laaju ñu ci kenn. ñoo jël suñu xaalis boobu organiser ay atelier woo ci ay techniciens du ministère de l'éducation nationale ngir ñu jàppale ñu ci liggéey boobu ci wàllu méthodologie ñu wut ay borom xam-xam ku nekk ci këru diine ba nga bokk nga indi sa ay yi nga xamante moom la sa ay mag bind ci wàllu valeur yooyu ñu boole ko ngir mën ko tëgg pour mu def ko benn manuel mais pour que il faut nag une volonté politique de l'État pour que mu mën ko jël dugal ko ci ñun li ñu mën rek mooy proposer. Est-ce que c'est pas trop tard sax parce que Aziz li nga wax sànq mooy dëgg ko c'est-à-dire gars yi bu ñu bëggee def benn 100 la ñuy defandoo léegi benn bu ci rëcc rek. ñu commencé ko genre déjà duggoon na donc est-ce que finalement c'est pas trop tard. c'est une quoi. waaw xam nga comme ni tubaab yi wax naa il n'est jamais trop tard pour bien faire. suñu dañu am comme ni ma ko waxee léegi nii ñaari système d'enseignement. yoo xamante ni. bii mooy système enseignement traditionnel bi nga xamante ni mooy daara yi kenn état toppatoowu ko ñoom ñooy valeurs yi fa amoon yu bari ña nga fa ba léegi boo demee ci suñu dëkk àll yi ba léegi moo fa nekk mu am système éducatif boo xamante ni nag dañ koy aar di ko jox wut fay ay maître fay ay professeur jox leen ay jumtuwaay yoo xamante ni nit ñi fa la ñuy yóbbu seeni doom ñu leen ba pare kenn du fay ñu ne bii dafa am ay valeur amul ay moyens kii mi ngi perdre ay valeur am te moom lañ jox moyens yëpp ñun ci benn ci suñu xeex ci biir cadre bi lan la mooy ñu boole ñaari système éducatif yooyu valeurs yi nga xamante ne ñi ngi fii boole ko ak moyens yi nga xam ne ñi ngi fële ñu boole leen def leen benn système éducatif ndax bëgguñu former ñaari type de sénégalais wax naa ko sànq benn type de sénégalais moo am sinon luy mujj am confrontation mooy am entre ñaari type de sénégalais yooyu kii dañ ko boddi ci société bi mu fexe ba am lu mu am taxawal li mu taxawal
am ay valeur am yu wóor kële dañ ko entretenir ba fu mu am waaye nag amatul benn valeur bu ñëwee tey day am confrontation ak kële te loolu mooy gis tey moom ngay gis tey souvent ñi wooye même boo demee ci wàllu économie entre le secteur informel ak le secteur formel boo demee ci wàllu njàng mi intellectuels yi da ngay gis ñu naan les intellectuels arabophones ak les intellectuels francophones donc ñaari système yoo xamante ni toujours day nekk bay am confrontation lay indi donc tey fa ma wax ni que c'est pas trop tard état war na mën a taxawaat jàngaat nan la ñu mën a def ngir boole ñaari façon yoon yooyu mu nekk benn trajectoire ndax benn trajectoire la ñu mën a jaar ñun pour yóbbu suñu réew fi ñu ko mën a yóbbu c'est pas trop tard parce que am na loo xamante ni d'abord wax naa ko sànq famille yi war nañ leen waxaat lan mooy seen ay responsabilité balaa xale bi di dem école. am na dama bëggoon rek benn point après nga tontu ji nga continuer ce développement moo di seen manuel boobu ngeen di wax est-ce que doo leen insister pour que ñu dugal ko ci système éducatif fii ci Sénégal lu tax parce que ñun temps yu ñu doon nekk jàng primaire dafa dañu amoon cours arabe. man école point laa jàngee te Imam Dieng bu jàkku Grand Dakar El Mansour moo ñu doon jàngal donc temps yooyu dafa amoon cours arabe et dañ ci doon jàng alxuraan dañ ci doon jàng lépp donc pourquoi pas manuel boobu tax état bi mënu ko jël appliquer ko ci parce que am na ay école catholique yoo xam ne dañu am programme nu ñu koy woowee sax catéchisme donc mais ñu jël ñaari boole ko koo xam ne jullit la nga bëgg a dem ci programme bi nga dem ci programme bi ñu jël ay heures yoo xam ne ñu xam ne dañ def catéchisme ñu ñaax leen ci loolu. waaw xam nga ñun li ñu lor dama koy faral di wax mooy suñu laïcité bi nga xamante ne amul damay waxtu ne amul bopp amul génn ndax boo demee laïcité France am na bopp laïcité États-Unis am na génn waaye ñun suñu bos amul bopp amul génn ndax xamuñu en fait ci ban modèle lañ ko jëlee. ndax boo demee tey fu mel ni États-Unis du négation wu religion maanaam kenn terewul nit ki mu def religion am ci anam bu mu ko bëggee à la limite diine sax day dugg ba nit ku ne la nga gëm ci sa diine moom ngay appliquer ca fa ci état ak fu mu la fekk. boo demee ci France ñoom dañoo xaw a seen laïcité dafa am lu ci pervertiru tey. ndax seen histoire moo leen ko imposé woon sax laay mën a wax seen laïcité ndax diggante église ak comme état ak le clergé ak ci révolution ci lañu tàggale ñaari yooyu mais ñun ci suñu histoire amul lenn lu ñu mënoon a tax ñu tàggale suñuy état ak suñuy diine amul man gisuma ko ci bokk dañ ko ciy dugal bees ba loolu nag di law ci société bi ba ba dugal ko suñu biir enseignement ñu ne kat li ma doon wax sànq ci enseignement bi nga xamante ne moom la état ŋànk ne enseignement laïque lay doon maanaam enseignement boo xamante ne kenn du ci dugalaale diine ma yaakaar ni man bokk ba jàpp ni man njuumte la ci suñu état te tey ñun loolu moom la ñuy xeex boo gisee lii ñu wax ni manuel bi peut-être sax ma génne benn secret ndax du secret sax waaye yoon la woon méthode démarche la rek ngir mën a dugal pas sax enseignement religieux en tant que tel mais valeurs yi nga xam ne moom la ci mooy suñu ay valeurs intrinsèques ñu dugal ko ci suñu biir enseignement mën na nekk sax loo xamante ni ci wàllu parce que wax naa ko sax ci suñu manuel bi on parle de dialogue islamo-chrétien ci biir donc yooyu yëpp ay façon la yoo xam ne dañu bëgg ne valeurs yi nga xamante mooy suñu valeur intrinsèque ñu dugal ko suñu système d'enseignement loolu benn jéego lañ ci bëggoon dox bu ko defee mu nekk nag benn bunt boo xamante ne dina tax lépp luy ay enseignement yoo ay valeur waxuma sax ñu jàngale alxuraan ci boppam ci biir école bi ndax loolu peut-être day indi beneen ku nekk mën na ni man waaw man gëwuma alxuraan kon kenn du ko jàng waxuma alxuraan en tant que tel mais valeurs yi nga xam ne moom la alxuraan am valeurs yi nga xam moom la christianisme am valeurs yi nga xamante ne moom la suñu ay tradition am mais ñu fexe ba dugal ko ci biir école yi loolu la ñuy mooy suñu ay combat man en tant que jullit damay bëgg samay doom li nga xamante ne moom mooy cëslaayam ci diine mais mu jàng ko ci fa nga xam ne moom lañ ko war a jàngale gannaaw li muy xam ci biir kër gi. mu jàng ko ci école bi su fekkee ni catholique la bëgg naa la nga xam mooy sama cëslaay ci wàllu diine sama doom bu demee ci école ba loolu damay wax ni que école catholique yi
ñoom réussir nañ loolu ndax fexe nañu ba seeni ay doom di jàng catéchisme ci biir école bi boo demee ci école arabe yi nga xamante école franco arabe yi nga xamante ni yenn association ISRA bi ñu ngi koy créer fexe nañu ba seeni doom di jàng diine ci seeni école mais enseignement bi nga xam ne mooy enseignement laïque ba tey moo nanguwul loolu alors que amul ñaari sénégalais bi am mooy sénégalais bi nga xamante ni d'abord cëslaayam bu njëkk mooy diine ñun ñëpp on est d'abord musulman avant d'être sénégalais on est d'abord tidjane avant d'être sénégalais on est d'abord mouride avant d'être sénégalais alors il faut que ñu xool ku ci nekk cëslaay boobu d'abord naka lañ koy mën a tëggee ba fa ñuy daje nag en tant que sénégalais ku nekk ñëw ak sa ay valeurs ñu ànd liggéey réew mi liggéey ko ci anam boo xam moom lay gën a rafetee. man loolu mooy tey suñu combat ñun en tant que cadre unitaire te loolu moo war a nekk combat wu mbooleem koo xamante ni day yëngatu ci wàllu société civile mbooleem koo xam ne day yëngatu ci wàllu politique ngir ñu mën a am réew moo xamante ni réew mu harmonieux lay nekk ci wàllu nekki sénégalais yi. parents yi tamit am nañu laisser aller tamit daal. dafa am lu am solo lu mu wax. mooy rôle de socialisation bu daara. daara nekkul woon lieu éducation jàngale enseignement rek instruction rek. daara lii la woon boo xamante ne dañu ci daan tàggat. kin nga mën a dund ci société bi. tey nii day fa li mu wax ci société bi tey dafa am déstructuration maanaam lépp loo xamante ni mag ñi tegoon nañ ko lépp loo xamante ni tradition tegoon na ko tey jamono. teggi na ko ndax ay jafe-jafe sur le plan économique ndax ay jafe-jafe ci wàllu ay sax ay valeurs yi nga xamante moom la sur le plan moral ba nit ñi talatuñu am taxawaay yi nga xamante moom la ñu amoon donc valeur mooy li ma doon wax sànq rek valeurs yi nga xamante ne moom la daara am suñu ay enseignement suñu ay éducation moderne daf ko soxla bu baax te kenn mënul bàyyi rek jaar kese mu continuer di dox ci anam bi mu doon doxee nii ndax amul doole bi mu continuer amul doole boo xamante ne war na mën a continuer ci anam bi muy doxee il faut que ñu xool naka la état mën a dugale loxoom ci daara yi dugal loxoom ci ni mu dugale loxoom ci li nga xam mooy enseignement public ba mën leen a lëkkale ngir mën a tabax beneen façon Sénégal kooku man mooy sama jàngat te moo yi nga xamante ne jafe-jafe yi nga xamante suñu société bi ngi koy am lépp ci li mu jóge mooy déstructuration société bi mu wax nii. tout à fait ci biir famille yi. ci biir école bi. ci biir même damay faral di wax ni ñun suñu ay cëslaayu diine bu ñuy julli rek lañ koy pratiquer. maanaam tey nit ki buy nekk jullit ci jullit rek nga koy xamee. waaye ci comportement am de tous les jours. du ci feeñ. du feeñ ci buy jëflante ci wàllu commerce. du feeñ ci buy jëflante ak naataangoom ci wàllu dëkkandoo. du feeñ ci benn anam. boo xamante ni moo waroon a nekk te loolu nag bu ñuy wax jullit du julli kese maa ngi koy dégg benn imam di ko wax barki démb ma ne ko loolu dafay laaj ñu koy fàttali nit ñi. ne julli bi symbole la mais lii tax nit ki nekk jullit dëgg mooy. taxawaay bi nga xam ne am na ko ci société di incarner valeurs yi nga xamante mooy valeur islamique ñi ko sëñ Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle tabarakallah loolu moo ci sama wax ok jërëjëf sama sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine di président CUDIS mooy cadre unitaire de l'islam au Sénégal ci teewaay bi maa ngi la ci sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax ma bàyyi la rek xanaa nga tàggatoo ak Rose te maa ngi jox rendez-vous suñu auditeurs yi suba incha allah te yàlla bu ci kenn manqué alhamdulilah. waaw di leen gërëm yéen tamit yéen waa Sud FM di d'abord seen liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ci Sénégal gis nañ ni que Sud FM rajo bu am solo la ci defaraat jikko yi. ci bañ a topp rek li nga xamante ni moom mooy buzz ñi ko xale di waxee léegi bi nga xam moom la média yi di wër. di course à l'information au sensationnel te loolu ñu ngi leen ci encouragé bu baax. di wax ni da ngeen a am rôle bu important en tant que homme de média ci li nga xamante ne mooy yaraat population yi. orienté waat population pour ñu jëlaat trajectoire bi nga xamante ne mooy trajectoire bi ñu war a yóbbu ci Sénégal bu mucc ayib kon dañ leen ci encouragé di gërëm Baye Omar seen njiit di gërëm Soxna Mariam Ndiaye di ñaan yàlla gën a di leen
di leen jaale encore une fois suñu mag sëñ Babacar Touré. yàlla xare ko ci àjjana gën a kawe. te ngeen yàlla gën a dëgëral seen taxawaay. ci Sénégal. gën a ñoŋal seen liggéey. ci fànn bu nekk. amiin asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. waaw tey honneur la pour ñun aussi recevoir kilifa bu toll ni mel. di gërëm aussi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si disponibilité bi ak taxawaay bi dal bi macha allah